loolu bu amee ñuy seetaan ay nit di wax kaddu gi comme que dañ ko libéraliser Sénégal am ñëpp am liberté kaddu mënuñ seetaan nag ñu toujours ñuy wax ñun ñu noppi ëllëg ku ci nekk dana am responsabilité ci li am ci réew mi dañuy wax nag lu ëpp tuur Ousmane Sonko saaga na président Macky Sall ba tàyyi kenn déggul président Macky Sall tontu saaga na juge yi waxuñu dara saaga na ñëpp ñu àndul ak moom nit ñi waxuñu dara saaga na fuutanke yëpp kenn waxul dara tey nag mbir mi dafay bëgg a ëpp armée Sénégal li façon lu nga xam ne objet de consensus national la ci force politique yëpp mooy benn leader politique ci Sénégal musul jéem dugg ci mbirum armée ndaxte armée mooy sédimenter notre république mooy sécuriser suñu république et pour la première fois ñu gis benn leader politique bu jóg ndaxte rek yaa ngi bëgg àgg ci nguur ngay attaquer armée di ci dugal lu nga xam ne dara bokku ci lépp bu ñuy ngeen baal ma kàddu gi lépp nekk ay kàcc kese wax ni France dafa jóge foofu dafa génn ci république du Mali ma jàpp ni sax booy wax Mali nga xam ni Mali ñëpp xam nañu suñu histoire ñu bokk histoire ñu ñëpp ñu nekk benn mu nekk le même peuple dans 2 États booy wax ci Mali nga war cee def ndànk nga war cee maandu fàtte woon na ni Sénégal moo jiitu France ca Mali ndaxte Sénégal ànd nag CEDEAO balaa Union africaine balaa Nations Unies ñëw di fa dugg kon Sénégal mébétam ak doxalinam ca Mali ñëpp xam nañu utum jàmm la te image bi gën a frappante mooy président de la République bi mu demee Màkka ngeen gis des citoyennes maliennes topp ko di ko ne président ñu ngi lay ñaan nga intervenir ba Mali ñu am jàmm loolu rek doy na confiance bu nga xam ne Afrique moo ko séddale président Macky Sall bëgg a jaxase xel yi moom xam na ni gaa France nu mu nekkee une république souveraine noonu la Sénégal nekkee une république souveraine xam na ni gaa tooñuñu kenn waxuñu kenn président Macky Sall bi mu nekkee président ba tey ñëpp xam nañu l'Afrique a retrouvé sa dignité dans le quota mondial amul benn réew tey buy tey Afrique bu ngeen xoolee même ci guerre Ukraine ak Russie rôle bi ci Afrique joué Afrique mosu koo joué loolu nag fierté la ci Sénégal fierté la ci Afrique loolu bëgg ko nasaxal bëgg a won ni ci France la ñu topp saaga Sénégal la saaga armée Sénégal la parce que dafa jaawatle ay militaires yu fa toog war a dellu seen kër ñeneen awu leen foofu loolu la xamul naka lay fonctionner mu gis rek ay militaires yi nga ñibbisi xamul ni militaires yu ñibbisi yeneen militaires yi ngi leen di remplacer et Sénégal musul jógee ca Mali parce que tant que Mali amul jàmm Sénégal du am jàmm waaye loolu yëpp attaqué juge yi attaqué président de la République tey attaqué armée loolu yëpp ñun ñëpp xam nañ lan la annoncé candidature alors que waxtaanoo sax ak sa parti parce que jàpp nañu ne parti yëpp war na am tuuti démocratie interne parce que bu ñu dañuy ubbi candidature yi ci parti yi ba pare annoncé ay candidature du élection présidentielle moo ko intéressé élection député élection locale jeex na waxatuñu élection locale parce que moom ci élection la dund élection législative jeex na waxatuñu élection législative yaakaar na ni mën na laxasu ci ay élection pour que digganteem Adji Sarr ñu bañ koo leeral ñun de waxuñ ñi Ousmane Sonko moo tooñ waxuñ ñi Adji Sarr moo tooñ dañoo wax ni justice nañ ko rendre na attekat yi wax fan la dëgg féete bu dee Ousmane Sonko moo am dëgg na ko attekat yi wax bu dee Adji Sarr moo wax dëgg na ko attekat yi wax loolu lañ laaju la mënuñ am tey suñu camarade de parti bu nga xam ni yàgg nañu ànd ak moom mu nekk responsable ca Fatick nekkoon fii directeur général bu COUD nekk responsable bu mag ñu accuser ko yu mel noonu te muy défendre di bon ba tey defu ci dara ñu tëj ko ñu bàyyi ñeneen ñi ñu accusé de la même chose ñuy doxantu di saaga ay président de la République ak ay armée dañoo bëgg que les citoyens soient au même pied dañoo bëgg que les citoyens soient jugés et que Adji Sarr comme tous les citoyens du Sénégal a droit à la justice bu loolu paree nag ñu doog a wax ay élections présidentielles yu nga xam ne c'est dans 18 mois bu ñu installé assemblée nationale ba pare président installé gouvernement mën nañu
question ma jox Farba mu àggali suñu waxtaan maa ngi leen di gërëm leen sant. allo kay xaaj ma dégg tubaab dégg tubaab merci beaucoup Abdoulaye yaakaar naa su du woon ñëw naa ba fii war naa ci jël ñaari kaddu rek wax nga français boo xam ne képp ku ko déglu dina xam ne français bien réfléchi mais bien lii yaakaar naa mais wax dëgg yàlla ci olof bi tamit liñ ci waroon wax yépp su ma ñëwee ba fii nag yëkkati mu benn kàddu rek waxuma ci tem ñu foog ne leneen la ndax dama bokk ci ñi invité journalistes yi ak ñi nga xam ne ñu fi toog conférence de presse la point de presse la boo xam ne Abdoulaye Seydou Sow ak Farba Ngom mais moom rek doyoon na ci sëg ak barke ndax déglu ngeen kàddu yi mu fi wax macha allah waaw donc merci Abdoulaye mais mbooloo mi maa ngi gërëm journaliste yëpp ñuy ñëw ak ñi ñuy seetaan man am na loo xam ne dama bëgg wax ak yéen réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk opposition pouvoir réew mi sénégalais yëpp a ko bokk ku mënta doon rek tant que sénégalais wala sénégalaise bi ci nga bokk mais lu tax ñuy bëgg rek ku mel ne Ousmane Sonko saa yu yëkkatee kàddu bu waxul loo xam ne du dëgg parce que dama tàmm déglu ci ay kàddam wala ci ñi ko jegee yenn saa yi ma ñëwee man xam nga dama indi ay affaire di ci yi muy wax te du xam fan laa ko jëlee bi ci jëkk rek may groupe de WhatsApp bi nga xam ne da koy coordonné mooy administrateur bi génn na ci ñu bari loolu xamul fan laa ko yëg génn na ci ñu bari ñu nekk conférence des leaders parce que dañ ko doon wax dëgg bëggul ku koy wax dëgg problème mu dictateur yaa ngi koy commencé jëf di ko doxal ci moment bi nga xam ne opposition nga nekk un chef de parti kon nag yaakaar naa ci li nga xam ne yaa ngi ko ut boo ko doonee musiba la ci réew mi mais Sénégalais yi xale yi laay waxal déglu ngeen point de presse bi mu doon def dafa ne xale yu préparer leen mobiliser leen mooy lan kaay la ñu dem xeex lan la ñuy xeex lan moo fi ne ba nga xam ne dañ koy xeex loolu laa man loolu moo ma jaaxal di mobiliser di préparer xale yi di dugg ci seen moyen di wax ak ñoom il faut ñu delloo ci seen xel Sénégal benn bopp la kenn mo c'est-à-dire kenn ku ci dox bay ut réew mi sénégalais yi nga ko utal mais yaakaar naa du sa bopp ci sama yaakaar kon nag lu tax ngay yëngal xale sénégalais yi di leen préparer loo ci loo xam ne mbirum Sénégal la wax dëgg yàlla du loolu kaay la ñu dem xeex et puis nga bëgg a jël appel di woo xale sénégalais yëpp allez-y se mobiliser se préparer Ousmane Sonko ñu convoqué ko justice loolu du problème mais la nga xam ne du problème ci sama yaakaar man le ministre Abdoulaye Seydou Sow wax na ko am nga problème justice xam nga ne justice mooy condamné am ñeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi justice tere la leen ñu nekk candidat yow xamoo lan la justice di tere d'abord ndax di nga nekk candidat parce que en 2019 Ousmane Sonko a été candidat jël 3e aux élections présidentielles loolu droit am la est-ce que jamono yooyu nit yëkkati na fii kaddu wax lii wala laa ndax amutoon même bu doon day lakkatu fenn sax feeñu toon boobu amutoon benn problème ak justice mais lii nag fi ñu toll nii mu am problème ak justice te problème justice yi amul problème ak état mu leer amul benn problème ak état amul problème ak état beneen sénégalaise boo xam ne citoyen la comme moom moo jël plainte am déposé ko au niveau quand même de la justice loolu daa war a leer Sénégal askan yëpp xam même ñi ànd ak moom dañu war a appeler à la justice mu leeral mbir mi pour que candidature mu ne légitime loolu yaakaar naa ko kon nag loolu muy noonu
mu nekk mbir moo xam ne Sénégal yépp ñu ngi koy xaar léegi nag ci sama yaakaar ñu ngi doog a génn ci élection législative au moins un at ak nangam des na ci élection présidentielle bi nga paree def sa point de presse bu njëkk attaqué ñun waa Fouta ak suñu résultat bourrage dënn tontu nañ ne ba mu saf-saf mais biñ ci waxaat encore à presque 15 jours ou 20 jours des élections législatives au lieu ngay jël kàddu di wax ci loolu li nga xam ne ñu ngi ciy génn mul sax après les résultats officiels mi nga xam ne tribunal joxe na ko kenn dégluwu la ñu ngi yaakaar ne seen point de presse ci loolu ngay wax mais di waxaale ay wax yoo xam ne da ngay jël kàddu attaqué armée mais loolu quand même sénégalais yi da ngeen ci poser question armée corps yëpp insulté nga armée bi wax nga gendarmerie jaar ci seen quand même général au commandant wax ci police yooyu yëpp ci corps yi nga xam ne sénégalais yi ñoom ginnaaw yàlla seen nekkin kaaraange Sénégal la nga bokk ci Sénégal ñi muy aar ci biir réew mi loolu boo jëlee kàddu ñooñu ngay wax loolu Sénégal yi war nañu poser ay questions léegi nag li mu doon wax yépp mu ngi doog egsi ci armée bi wax nga kilifa diine yi laal na journaliste yi amul kum fi bàyyi bu ñuy wax te yàlla tax ndax ko mën nañ koo bàyyi noonu rek doxal taxaw di wax lu ko neex doxal lu ko neex rek ñu koy bàyyi noonu mais quand même loolu on doit se poser des questions on doit se poser des questions ci yàggul encore comme ni ko Abdoulaye Seydou Sow waxee notre camarade mi nga xam ne nekkoon DG COUD laquelle PCAO sayet la suma juumul bu amee problème ak justice téye ko di xool di saytu ndax liñ ko tuumaal déggal walla du dëgg ndax kooku du responsable mag ci biir réew mi ki fii ne képp ku fi ne ci biir réew mi kenn laa la wax amu ci dayo wala magaam boo xam ne bu la yoon soxla doo ko wuyu impossible il faut que encore ñu xam ne armée yaakaar naa suñu kaaraange réew la loolu moom mën ngaa laal ku ne mais ñooñu dag leen war a bàyyi tout tranquillement Macky Sall on peut comprendre même si le président de la République il est un homme politique boo jëlee sa kàddu jëmle ko ci moom on peut comprendre mais jël sa kàddu di ko jëmle ci armée li nga xam ne ginnaaw yàlla moom mooy kaaraange réew mi nekk ci frontières yi suñu jàmbaar yooyu nga xam ne dañuy yendu di taxaw suboo ak ngoon rien que pour aar askan bi ak sénégalais yi ñooñu lu ñu mérité mooy c'est d'encourager de féliciter mais pas di leen attaquer bu ñu waxte yàlla tam mais ci wàllu encore courage loolu Abdoulaye Sow leeral na ko di jël armée sénégalais nekk pays bi nga xam ne réew bu souverain na yor lépp lu réew di war a yor ba ñu toll tey ci njiitu Macky Sall ñu am image boo xam ne ci biir réew mi Afrique yëpp avant même muy nekk président Union africaine xam ne ban image la Sénégal yor ci biir bitim réew loolu mu nekk lu am solo ngeen xam aussi courage bi Macky Sall yor ñu naan France da koy diriger wala dugg fi génn fii président Obama ndax ñëwul fii ci biir Sénégal Macky Sall recevoir ko fii ci biir palais mais dafa jël kaddu assumer sa position de dire tant que mu ngi jiite réew mi continuer di jiite réew mi te kooku dafa bokkoon ci ñoom li nga xam ne ñoom dañ koy cautionné di ko parrainer ci la jël position directe pour dire à l'opinion ko ci kanamam wax ko ci ginnaawam du publication communiqué wala leneen def ko ne tant que maa ngi ni jiite réew mi français la ko wax ñu koy traduire en anglais courage boobu politique Macky Sall war na ko pour dire que tant que maa ngi jiite réew mi kenn du fii wax dëgg yàlla doxal mbirum góor jigéen leeroon na yaakaar naa ko Macky Sall ku am courage boobu wax ko ci kanam Barack Obama kooku kenn obligé wu ko kenn influencé ko courage bu ma mënu koo assumer loolu du xel wala ku xam Macky Sall ku nekk rek xam na ne moom buy jël engagement da koy jël librement nit la koo xam ne noonu la suñu dogal yàlla dogal mu mel et puis encore nekk opposant ça ne veut pas dire que loola neex wax loola neex def moi je crois que da nga opposé ci ñiy jiite réew mi mais opposé woo ci ñi koy yor c'est-à-dire yorin bi du pouvoir politique bi mais ñi nga xam ne ay police ay gendarmerie ay douane ak ku fi nekk corps boo xam ne ni dafa bokk da nga bokk ci ñiy aar Sénégal ñooñu loo yor kàddu mosuñu déglu benn homme politique bi fi daan nekk di ut réew mi am ko wala amu ko ak ñaata sénégalais lañu amoon fi ñu yor ay parti politique
ñaata sénégalais lañ fi am ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ut réew mi amul kenn koy ut réew mi ni ko Ousmane Sonko di utee loolu mooy lan nit fitina boobu jël kàddu di wax police di wax gendarmerie di wax ku ne di wax sëriñ si di wax journaliste yi ba ñëw ci nag léegi li nga xam ne mooy suñu armée loolu nag sénégalais yi dañ ci war a wax en tout cas li nga xam ne am na solo Farba Ngom du juge du magistrat du dara homme politique la ci wàllu candidature am loolu mbir la moo xam ne on suivra ce que la justice loolu conseil constitutionnel li mu ci décidera mais avant ñu fay egsi quand même d'être candidat ci moment yi nga xam ne waroo nekk candidat wala war nga nekk candidat am nga problème boo xam ne sénégalaise nga amal problème Adji Sarr Adji Sarr laa koy waxee man léegi Adji Sarr waaw Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy dox noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem aji quoi Adji Sarr nga am problème ak Adji Sarr léegi boo amee problème ak Adji Sarr problème boobu jeexul parewul ci mbir boobu nag ñu pare ci élection ngay jël kàddu au lieu ngay da ngeen mus a dégg ci limite safee gémmiñ di wax yépp di saaga mus naa jël kàddu tontu ci mbirum Adji Sarr ci opinion publique lu tax loolu yow neex nga lammiñ bari ngaa wax bëgg ngaa wax lu tax Adji Sarr biñ lay tuumaaleel mënu indi tuuti éclaircissement yéen journalistes yi tamit comme dafa chaque semaine chaque 20 jours dafay woote ay point de presse lu tax du ngeen ko ci interpellé yéen saa yi xanaa amu leen courage boobu loolu dafa may jaaxal dafa war a leer nee leen ko Adji Sarr yéen journalistes yi laay waxal Adji Sarr li gars yi ni lay waxee do yooyu na ci tontu tuuti même bu dee 1 minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy làmmiñ dafa rëy làmmiñ di wax rek chaque seconde chaque weer chaque 3 semaines di organiser ay point de presse nañ ci mës a wax mbirum mam ak Adji Sarr avant sax muy dem justice ci wàllu politique mu tontu tuuti comme accusation la accusation boobu leeragul xamaguñu aji la wala moom moo am dégg yéen journalistes yi dee leen ko ci tuuti interpellé bii baa bu leen woowee point de presse ñu ngi xaar ngeen même bu ko waxul ngeen interpellé ko ndax mu indi ci tuuti leeral loolu dafa am solo trop waaw en tout cas man li may wax daal sénégalais yi xale yi laay waxal man li ma ci gën a marqué mooy wala li nga xam ne gën nañ ma ci def problème mooy nga jël ay nit demal préparé nga dem wuyu man sama jéem bopp en 2010 bi police ñëwee sama kër Derklé di ma wër ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekkuñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël ci ma walla bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto ma ñëwaat fekk leen ñu dem fekkuñu ma foofu xaaruñu ma ba ñu ñëw jël ci ma walla bu ñu indil ma convocation man maa taal sama oto directement ak sama chauffeur dem directement dem wuy ji police commissariat central jamono yooyu jotuma convocation boo xamee ne ñu ngi lay wër justice def la soxla wala police gendarmerie yi nga xam ne ni ñoom leeral askan bi lañ fi nekk ñoom ban intérêt la ñu am ci jàpp koo xam ne wala téye koo xam ne dafa toog ci dëgg te ñoom ñoo war a àtte dëgg bi amul solo dama dem wuy ji ba ñëw foofu 7 heures du matin falaa toog ba 19 heures et quelque toog ñuy wax ak man traumatisé wu ma déstabilisé wu ma question yi ma doon posé dama ciy tontu mais ndax duma sénégalais ndax waruma wuyu dem wuyu pourquoi ça Ousmane Sonko dafi gën nit ñi wala daf ñu ëpp ndey ëpp ñu bàyyi mooy kan ku mu fi gën waaw kon nag loolu yàggul ne gis ngeen ni ko niñ leen ko waxee ki nga xam ne dafa bokk ci responsable yi gën a mag ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bi biñ ko tuumaalee lu mel noonu dem na wuyu jee mu ngi ci loxo yoon heure bu àtte jotee day leer moom it mooy kan ba nga xam ne du dem wuyu ji xanaa moom koo xam ne ëllëg bëgg ngaa doxal réew te yoon xalaat nga di ko doxal man ci sama xalaatu bopp buñ la woowal sax yaa war a dem war am cawarte bu rëy dem wuyu ji rien que pour leeral lii xew loolu dafa am solo en tout cas daal
li gën a garaaw attaqué Macky Sall moom ci la dëkk ñun suñu genre yi ku laal Macky Sall ñu dal sa kaw. On ne cherche même pas à comprendre. Je sais que ma position c'est la position de Ablaye Seydou Sow te tamit mu ngi nii di jógee Kaffrine man ma jógee Matam ñu tas fii di organiser conférence de presse du ay dara du ay calcul politique du leneen rien que ñun ku wax ma ci Macky Sall ñun ñaar am nañu conviction yi nga xam ne kenn ku nekk si ñun Macky Sall mooy suñu leader ginnaaw yàlla ak yonent bi. kon képp ku ko mës a laal ci àdduna rek dañu jël suñu position wone suñu position kon nag dama leen di wax sénégalais ak sénégalaises yi xale yi laay waxal moytu leen boobu appel bi mu leen di appelé di wax aussi la coalition Benno Bokk Yaakaar waxuma seulement APR yéen tamit ci seen jéem bopp jóg leen jot dafa jot duñ ko bàyyi rek muy wax Farba Ngom di tontu wala Ablaye Sow wala les cadres il faut ngeen jóg wax ak moom wax ak réew mi wax dafa jot kii duñ ko bàyyi rek muy lancer ay appel di yàq xelu xale yi te xale yi ñun ñëpp ñun ñoo leen jur ay suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu ñu bàyyi xel ci joolu pour mën a wax ak ñoom parce que am na loo xam ne boo buñ la ko waxee balaa nga koy comprendre mu nekk lu trop tard dañ ko war a xoolaat avant mu nekk lu trop tard xale yi yéen laay waxal toujours man ci loolu laay insister bàyyi leen seen xel élection bu jotee am ngeen liberté dem sànnin carte ku leen neex loolu leer na et comme élection jotagul kaay la ñu dem rayante kaay la ñu dem xeet ndax man ma mucc loolu fu ngeen ko gisee bàyyi leen ci xel lool man loolu laa leen di wax te tamit li muy wax ci ko armée ak soo tontu na ci tontu sax moom ci ëpp xam-xam mais xam naa mbirum lenn rek France ak réew moo ci yàlla puissance mondiale États-Unis Barack Obama bi mu fi ñëwee teewul leen Macky Sall am courage wax na xalaatam ak li mu bëgg ak li nga xam ne bañ na ko loolu ci kanam askan bi yëpp télévision direct ñu koy seetaan waxuma la France loolu dafa war a leer nit ñi xam ne position de Macky Sall mbirum justice nag tant que leeroo ci rien que pour ngeen xam li tax muy wax ne candidat la est-ce que jamonoy candidat dafa jot nga koy déclarer moment politique jeex na léegi législative lañ jigéen présidentielle kenn waxagu ko kenn fixé gu ko da ngay xaar ba réew mi ba ñu fixé élection présidentielle nga doog wax sa candidature dafa xam ne du mucc ci dem wuy ji à la justice li muy wax noonu rëy la mi ñëpp tàppet la moo gën a neex bu xat ci aduna laal moo kan commencé di saalit di naan appeler à sénégalais yi xale yi préparer leen lan la ñuy préparer on prépare ay convocation boo xam ne bi ngay dem di maasewu bi ngay dem di defar sa yaram bi ngay dem di xool sa bànneexu bopp sa bakkan topp la kenn fekkee ko te ñuy bëgg nga leeral loolu kaay leen ngeen dem préparer wu luy ndeyam faut mu leer il faut mu leer ku fi saggan maase normal ñu ngi lay ñaan yàlla na sa ndigg wër ku fi maase boo xam ne dafa rax leneen nag kooku bu leeral ñëwee yaa koy leeral sa bopp nag loolu kenn du ko leeral ndax li ñu doon jëlee ci wàllu ban ak sa affaire bopp la loolu daa war a leer loolu daa war a leer kuy maasewu massage bu normal góor ak jigéen ñëpp dañuy maasewu ñun waxuñu dara ci ñiy maase ndax loolu seen liggéey la dañ ciy tedd am defar ci seen dund kuy maasewu maasu normal sa ndigg bi metti wala sa mbagg yàlla na wér mais ki nga xam ne da ngay maasewu te sa massage rax leneen nag plaisir boobu yaa ko doon ut da ngay leeral sénégalais ak sénégalaises ni li ma doon def lii maa ko def il faut qu'on se dise la vérité nag ñu waxante dëgg kon nag mbooloo mi daal loolu dafa war a leer sénégalais ak sénégalais yéen laay waxal wax dëgg yàlla xale yi préparé wu leen sur quoi bàyyi leen ki nga xam ne moo doon defar massage am mu dem wuyu leeral askan bi ne du moom ñu bàyyi yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax li am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il l'était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moomu ko leeral moom ñu bàyyi yoon def liggéeyam te yoon dina ci wax li am boobaa bu kiyee moom il est libre d'être candidat comme il l'était en 2019 Sénégal kenn moomu ko pouvoir moomu ko Macky Sall moomu réew mi dañ ko koo dénk bu ñuy wax te yàlla tax donc problème candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon permettre ko mu nekk candidat
candidat yi ñëwee ku war a nekk candidat te yoon sa jaar-jaar avant de devenir ministre da nga am sa jaar-jaar avant de devenir ministre da nga am jaar-jaar te sa jaar-jaar yëpp amu ci fenn foo xam ne dañ koy testé wala xool ko di 1% ñu koy gis ci ay calcul damay waxaale man Farba Ngom sama lammiñ nekkul sama biir poos les gens camarades de l'APR il faut que gars yi jóg